macha allah tey boo xoolee ñu ngi ci défilé boo xamante ni Pape Ousmane bergerie Sopp Khadim duñu ay photo duñu ay caaxaan. macha allah tey xoolal ma añeel yi ñu génn fii ci biir bergerie bi fas yéene défilé ci fi nga xam ne mooy fii ñu taxaw ci bergerie Sopp Khadim Pape Ousmane nga xam ni tey jii liggéey bu wóor rek moo am solo liggéey bu rafet rek moo am solo moo taxit macha allah résultat bi feeñ na fi ci bergerie Sopp Khadim. nga xamante ne nag Mbaye Balaye macha allah nga xamante ne ñu nekk ay xarit doy waar xanaa rek Mbaye Balaye ñu tàmbali mbir mi. waaw macha allah. Chérif laay tey añeel yi nga xam ne Chérif jàngatal ma añeel yi kii borom këlee bu rose mooy kan. tàmbali deuxième partie bi nga xamante ne macha allah ñu ngi évaluer liggéey bi nga xamante ne bergerie Sopp Khadim mu ngi koy def. macha allah Chérif tey di bëgg di kontaan macha allah ñu ngi ci xar yi Mbaye Balaye tey ñu bëggoon vraiment dugg ci pédigré xar yi pour mën a xam vraiment liggéey bi Chérif xar yi fan la ñu bokk. waaw asalaamaaleykum waa élevage audiovisuel asalaamaaleykum allo élevage ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay waaw ñu ngi fii bergerie Sopp Khadim ngeen jàkkaarloo ñaari sëtu Aji Farma benn bi nekk doomu UNESCO benn bi nekk doomu Ila Touba. waaw UNESCO. non mais dégg li mu wax. attends. Chérif lan mooy sa problème lan mooy sa problème non mais Mbaye Balaye Chérif foog mu wax ak ñun Chérif wax ak jaam yi nag damay caaxaan ay doomu Aji Farma kenn mooy doomu Aji Farma. ñoom ñaar ñëpp ay sëtu Aji Farma neen. parce que waaw Aji Farma mooy seen maam parce que bii doomu UNESCO la bi doomu Ila Touba la Ila Touba doomu Pape Ousmane. macha allah waaw nga gis ne vraiment dugg na ci pédigré bu doy waar macha allah benn bi doomu UNESCO moo nekkee nii macha allah Mbaye Balaye nga xamante ne lu doy waar la lu doy waar macha allah Mbaye Balaye lu doy waar lu doy waar lu extraordinaire ba bàyyi kii Chérif Mbodj Mbaye Balaye Mbaye Balaye Mbaye Balaye dama bëgg nga jeewu nekk nit. xam nga tey Pape Ousmane bu ñu waxee ki nga xam ne mooy nogay bu ñu boolee nogay ak ki nga xam ne mooy UNESCO xar bi tey seex la seexam góor la xoolal ma añel bi kii Ila Touba moo ko jur. non tey nogay doomu Saalum la dañuy jël nogay kële dañuy jël nogay boole ko ki nga xam ne mooy UNESCO. Ousmane xar bi foog mu défilé wan ma ginnaaw ndax sama yaram moo koy laaj na défilé ñëw fii ñu dem. mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi défilé ñu ngi koy xool macha allah nga xamante ne toujours bergerie Sopp Khadim ci noonu lay doxe tool esthétique macha allah mu ngi noonu Picasso ngi noonu mooy def lii macha allah nekk xar bu extraordinaire da ngay gis LCS bi auteur bi TP bi macha allah mu nekk lu extraordinaire nga xamante ne toujours rek bergerie Sopp Khadim mu ngi ci mbir mi macha allah. bi tey jii Jibi Ndiaye foog nga dugg ñu daal lay laaj quelques questions aussi tamit nga joxe numéro commercial bi nga xam ne képp ku soxla waa bergerie Sopp Khadim tey jii ci Jóob lay ñëw Jibi ñaari xar yi nga jàkkaar lool tey jii lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw ginnaaw bi ma nuyoo yéen ñi nga xam ne tey yéen a nekk au top ci au niveau communication bi maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di nuyu staffu bergerie Sopp Khadim nuyu Chérif Mbodj Mbaye Balaye ak ñi nga xam ne ñoom marché yi ñëpp vraiment ngi nekk ay grand yu baax vraiment pour wax ci xar yi day doon loo xam ne nii maam lu yomb lay doon parce que xar yi dafa nekk xar yoo xam ne dañ leen a juddulu kii yaayam bàcc mu ngi ko jëndee woon ba muy am 3 mois doomu Ouguiya bi actuellement moo nekk top femelle Touba ñaam ko Layla di nuyoo passage Pam Ndiaye kee Nogay la Nogay ak Gaynde ñoo bokk ndey ak baay léegi Nogay lañ jël teg ko ci UNESCO
UNESCO gis nañ ko lu mu liggéey actuellement ci càmm ji boo xool añel yii boo leen wax xoolee ay añel da nga yaakaar ni sax ay espoir lañ kon loolu réussite croisement mooy def loolu vraiment di encouragé waat bergerie Soppa Khadim bu baax a baax parce que liggéey bi daal jaar na yoon lool vraiment waaw fi ñu dokk doy na war vraiment xam nga Ila Touba fekk naa ko Touba vraiment ma gis mu fay jur ay doom yi rafet comme añel bi ñu wane nii vraiment mu nekk ay xar yi doy war aussi UNESCO tamit vraiment en tout cas macha allah am nañ beauté vraiment comme ni ñu koy waxee lettu nañ comme ni ngeen koy waxee loo si dajeeku na rafet nañu daal macha allah. macha allah ñu leen di évaluer di leen xool. tey jii añel yi génn nañ Pape Ousmane fii ci bergerie Soppa Khadim. ñu ngi ci liggéey bu mucc ayib tey boo xoolee gis nga añel yi ñi ñu taxawee noonu foog ñu défilé ñu évaluer leen Pape Ousmane def leen nattu bët macha allah. ndax ay añel am ay maasura ci âge bi ñu toll ni Mbaye Balaye vraiment da ngay gis ne ñu ngi ci dawal gi wante ñu ngi bàyyi xel bu baax ni élevage bi di doxee Mbaye Balaye. ñu ngi ci dawal gi moo tax na benn ñëw bu noir blanc bi na ñëw xaw ma fu mu bokk tàccu leen ko may leen ko loxo mu défilé mu ngay défilé Pape Ousmane xar baa ngi noonu mu ngi défilé en tout cas am na ay critères tey boo ko xoolee nga xam ni jëmmam tey ci bàgg bi mu lay wan doole bi mu lay wan ak ñokket gi mu lay wan te doom te eñal la Pape Ousmane xar boobu. xanaa ñu ñëw rek laaj Jibi mu wax ju pédigré xar bi wala Chérif ku ci ñëw baax na macha allah Chérif xaru cuulul bu rafet bi macha allah pédigré bi fan la bokk. waaw kii mooy madame Sarr Khady Mbaye nekk doom si Majib nekk doom Boy Talla. macha allah léegi moom yaayam mooy taawu idole a benn surtout macha allah Papi Dieye si Pape Dieng Touba la jóge macha allah. waaw macha allah Pape Ousmane déggal ma pédigré bi. pédigré bu tey Pape Ousmane xool ma ñokketu xar bi tey jii li nekk ci moom sàcc ko daf ko doon. moo tax dafa feeñ ci moom njool gudd ndax ku xam magistrat xam na njool gudd da koy def wante Boy Talla LCS bi macha allah auteur bi nga xamante ne vraiment toujours rek nga xam ne Soppa Khadim mu ngi bàyyi xel recrue yi muy def wante mu ngi bàyyi xel croisement yi muy def Mbaye Balaye. Pape Ousmane tey bergerie Soppa Khadim mu ngi bàyyi xel tey ci capital génétique ci ay croisement am waaye ci finitif bu ma wóor finitif bu ma doy tey jii xar yi boo leen gisee rien à dire gëm a jël la xoolal yee añel xoolal ma pièce 100 francs ba mu ngi mel ni gerte noflaay Pape Ousmane. xanaa ñu jéem a Mbaye Balaye jege ki nga xamante ne mooy Jibi macha allah mu wax ñu añel bële borom collier bu doy waar bële pédigré bi fan la bokk. waaw Pa Ousmane maa ngi nuyuwaat bu baax a baax bon añel bu noir bi surtout bâtonnier la maanaam maître Moussa moo ko jur. bergerie Soppa Khadim ñun nu ñuy élever dafa yomb quoi ñun dañuy def visite par dimanche dem ci biir bergerie yi xar bu ñu gis ne adéquat ne suñu bergerie dañ koy rocc parce que boo xoolee tëngu cuul bi ñu ngi ko jëlee ba Touba ci Pape Dieng te Pape Dieng actuellement kenn mënu ko ci macération rafet naar ak xaram bi jël fila bi deuxième bi passé kii di tendance bi nga xam ne hauteur 120 moo ko fi def ma muy bâtonnier moo jur maître Moussa di nuyu au passage tamit Tafa Diop mi ñu ko jox nga xam ne ñu ngi ko jëlee ba Kër Mbaye Fall nga xam ne ñaar ñi tamit si bergerie beneen bi tamit añel bi fi jógee léegi ñu naan ko dafay jógee boobu tamit Touba la jógee ci Pape Ndiaye nga xam ne ñun fépp la ñuy fu ñu gis champion wala champion rek dañ koy jël. mais Jibi tey recrue yi ngay def la bëgg a liggéey actuellement. xanaa téye càmm ji rek loolu mooy suñu premier objectif waaw téye càmm ji rek parce que xar yi dañoo nekk xar yoo xam ne ni maam résultat dañ soxla te xar yi lu sang bi gën a sore yow rek résultat bi gën a jege waaye ñii nekk ay jabaru maal yi nga xam ne tey ñu ngi ci biir après nañ génn ngeen xool jarul ñu leen koy présenté parce que maal yi ñëpp xam nañ leen waaw léegi maal yi balaa ngay bëgg a jënd nu mu tudd balaa ngay mën a def seen croisement Serif Mbodj gëm na bâtonnier bi Mbaye Balaye gëm na Boy Talla bi Pape Ousmane gëm nekk nag boo tegee ci benn maal da yaa ngi xaar foofu champion nga mën a jël partagé ko ci au niveau Sénégal ba ci international bi. macha allah mu ngi noonu. gën a neex ci Boy Talla bi mu tudd ci grossiste bi ci gànn bi nga xam ne nekk na ca Boy Talla ba waaye ci Ila Touba dafa am ndey kan moo ko jur Aji Farma Mahfouz ba Abdou Fall ba waaye Ila Touba kan moo ko jur muy Daaru Salaam kan moo ko jur magistrat moo ko jur Pape Ousmane ak Lune. Mbaye Balaye boo ne Lune nag sa xel faw mu dem bu baax a baax. ci daj dëpp gi mooy Kumba Gawlo moomu la te ku ne Lune di nga xam ne Seexu Soleil la moom macha allah mu nekk constance bu doy waar bu extraordinaire ndax tey heure boo waxee Lune rek
di nga xam ne ndaanaan la xar bu doy waar nga ne Lamine Diop yaay ji nekk doomu Biram Njéeme macha allah wante bu magistrat traversé constance bi njool gudd bi moo waral macha allah Darou Salaam nekk xar bu doy waar. gaa ñu ngi leen di ñaanal barkeel bergerie Sopp Xaadim. mu ngi noonu lii dafay wane ku yàgg ci teen bi. mu ngi noonu xoolal xar yi Mbaye Balaye. waaye ña ngay ñëw waaye Mbaye Balaye. oh Mbaye Balaye. waaye lu doy waar la. macha allah lu extraordinaire. macha allah mu ngi noonu. ci loo xam ne lu extraordinaire ci bel sujet ci mâle ci femelle ci añal sëñ abo baax na waay wala bigeen baak man lan moo la gën a neex ci añal yi Serif. añal LCS acteur esthétique esthétique auteur au garo LCS tey bokk ci xar yi nga xam ne dina défilé fii ci bergerie Sopp Xaadim seen maal baa ngi noonu taxaw xoolal ma xar bi Pape Ousmane. macha allah mu ngi noonu waaye xool ko. Pape Ousmane xar baa ngay taxaw xar bu doy waar Mbaye Balaye. bu extraordinaire. waaye xar bi cinéma la Mbaye Balaye. seen maal boo xamante ni tey jii ay phénotypam daf maa neex. waaye da nga koy gis de. donte xamaguma génétique waaye critères yi ma wan doy na ma. en tout cas da ngay gis LCS bi Mbaye Balaye ak doole bi. mais Serif lan lay def nii. waaye xar bi cinéma la Mbaye Balaye. Serif sukk na jël na sa booba tekk ci kër. lumière bi da nga koy am Mbaye Balaye. tey jii xoolal ma phénotype bi xoolal ma critères. xam nga da ciy baax bu ñuy wax xar ñu mën a maanaam li ñuy wax mu méngoo ak li ñuy gis. loolu mooy dawal gi. ndax tey na gars yi xool par rapport ak li ñuy wax ak melokaan bi nga xamante ne Sopp Xaadim mu ngi liggéey. en tout cas bergerie Sopp Xaadim Pape Ousmane li ñuy liggéey du ay photo du ay jaaxaan dañuy dem directement ci Serif laay mi taxaw sa wet bu jàmbaral ñu xar bi. Serif xar bi pédigré bi fan la bokk. waaw Pape Ousmane kii mooy Thione Ballago Seck nekk doomu Kabir mooy relève Kabir yaayam nekk surtout Abdou Fall xalaas ak Nations Unies. macha allah macha allah. waaye ba xoolal ma doomu. mais lu doy waar Kabir Mbaye Balaye. Kabir amélioré lañ gis ci Pape Ousmane. tey da ngay gis ko te ndeyam Abdou Fall ba dafay génn. Pape Ousmane looloo tax xar bi am ñokket. mooy waral xar bi wet bi dem Mbaye Balaye. Pape Ousmane Kabir dafa am wet am doole waaye hauteur ba des. mais li ci gën a doy waar nation bi da ci bokk. waaw xoolal ma hauteur xar bi. croisement réussi la Mbaye Balaye. 1 + 1 = 2. nga xamante ne kabaar ci TP da koy am ci ossature bu baax. tey jii Abdou Fall ak Nations Unies buñ ko tegee ci Kabir Pape Ousmane nii la war a mel. mooy waral TP bi LCS bi da nga koy am en même temps Mbaye Balaye da nga gis yàq bi da ko am macha allah mu nekk lu extraordinaire. lu extraordinaire moo tax xool moo critère xar bi ginnaaw muy faram fàccee capital génétique. croisement réussi Mbaye Balaye ndax tey ku xam xar bi di nga xam ne surtout roi Bachir la mais bu am ay mensuration Mbaye Balaye. bu am ay mensuration nag ci dëkkin bi la yaa ja fa mu bokk ca Abdou Fall Nations Unies LCS auteur ñu boole koog esthétique ak doole. moo feeñ ci melokaanam moom la ñuy gis à son âge Mbaye Balaye nga xam ne xar bu doy waar la macha allah ndax tey foo waxee Abdou Fall sa xel dina dem bu baax a baax ca maire bi la moomu ak xalifa moomu la nga xamante ne toujours seen constance dañ koy am ndax fépp foo xamante ne waa kër buur yi daje nañ ak waa kër Tyson yi daje nañ foofu dara day xew mais li ci gën a doy waar nation bi ci traversé waat macha allah. Mbaye Balaye balaa may ñëw ci xar bi ñaata mois la am Roi Bachir ak Abdou Fall tëggaguñ ko ci élevage bi pour la première fois te bergerie BSK dañoo lal bassan lal bassan mooy Roi Bachir bi moo tax tey Roi Bachir dafa nekk base boo xam ne nii moom lañ jiital ci BSK moo tax xar bu ñu ñëw rek dafiy def foofu parce que yaay ji mu ñu jógee presque si ligne Amdou Diop te Amdou Diop koo gis xam ne moom moo nation yoroon ay xar yu am mensuration léegi boo jëlee foofu ligne Abdou Fall bi jël ko teg ko ci Kabir mu génne la xar bi am 8 mois am mensuration xar bi da nga may laaj lan la manqué rek ci du pelage 8 mois la am. mais jibi aussi dañuy émission aussi baa leen di wax ay 8 mois jibi yow it xar bi 8 mois la am 8 mois léegi da ngay xool dese Thione Seck bi ak léegi ñaata mois la am. waaw 8 mois la. waaw mi ngi noonu 8 mois la xar bi am. macha allah tey jii. Mbaye Balaye dama lay wax xam nga Nations Unies. waaw xool Kabir xoolal xar bi bind bi. ndeysaan. xoolal bind bi. da nga gis amélioré la. ba ñu toggaat yokk ay yeel yu baax yokk bopp bi yokk LCS bi bu wóor. lépp loo xamante ni Kabir am na ko moom am na ko. da ngay gis si non mais kii kii xaru machine la. en tout cas nañ ko xaru machine la Pape Ousmane.
mais kii da nga gis tey xar la boo xamante ne TP bi dafay ne mais LCS dafa am ay mensuration à travers ci côté yaayam bi nga xamante ne moom lañ ko booleel nga xamante ne ñoom bi ñuy croisé lii lañ ci jublu woon looloo tax ñu wete ñaamu giir googule pour mën ko dugal ci Kabir pour mu mën ko améliorer. en tout cas Kabir tey amélioré nañ ko ndax tey jii jox nañ ko femelle boo xamante ni bokk na ci hauteur bokk na ci insecte. macha allah. Pape Ousmane xoolal ma xar bi ay doomu Kabir lan. bu la ne ay doomu Kabir rek. Pape Ousmane critères yi Kabir a koy def. en tout cas boo bëggee dégg-dégg am nañ doole mbay bala. Pape Ousmane doole ji bopp bu rëy bi LCS bi Kabir mooy def lii. ci nii lay dawee mbay bala. ñu nga ca dawal ga xoolal ma fono baa ngay rot moo ngay rangu ci suuf Pape Ousmane. xar day rafet boo bëggee dégg-dégg. en tout cas li ma gis tey bégloo na ma Pape Ousmane xoolal ma critères xar yi. macha allah nga xam ne toujours rek ñoom heure bu ñuy liggéey mooy liñ la wax mbay balaay. def taxaw seetlu am foo xamante ne gëm nañ ko te bëgg nañ fa àggale élevage bi moo tax toujours rek toujours ci qualité la ñuy def. ci qualité la ñuy dox moo tax ñu nga ca élite ba tey ñu nga ca catégorie femelle ya ginnaaw bi añeel yi génnee doomu Kabir génn tey Kabir famille ci lañ nekk yaakaar naa ni ana tey Serif Laay mu ñëw wax ñu tey càmbaral ñu ñaari femelle yi kan moo leen jur ak kan mooy seen yaay. macha allah. waaw asalaamaaleykum waaw kii mooy kii yaa X6 ak Mignon nekk ay doomu Kabir seen yaay nekk doomu Carvajal waaw Carvajal moo fi njëkkoon nekk avant Kabir. bu baax doomu Kabir la. waaw. Carvajal léegi Carvajal moo fi njëkkoon nekk doomu Cheikh Anta la woon. macha allah. yaayam nekk surtout Bachir. Pape Ousmane càmbaral ma xar yi. léegi bi Carvajal demee si la Kabir ñëw tëb seen yaay. macha allah. waaw kay yaayam doomu Ndogoy la. yaayam doomu Ndogoy la. waaw. Pape Ousmane ba tey da ngay gis ni xar ni ci ni ñu leen di tëggee. tey boo xoolee Carvajal doomu Cheikh Anta la Cheikh Anta Ado Dieyna. tey LCS ba dafay dëgg foofu tey boo jëlee doomu Carvajal boole ko ki nga xam ne mooy Kabir Kabir Saalum Saalum bi lay ñaa baa nga ci biir. macha allah looloy waral mbay balaay mooy comme li feeñoon ci jeune mâle bi doon wax da ngay gis ni ñoom toujours ñu ngi bàyyi xel xar yi giiru LCS bi nga xamante ne ñu ngi ciy liggéey moo feeñ ci jeune mâle bi nga xamante ne wax dëgg yàlla côté yaayam Abdou Fall la ak ki nga xamante ne vraiment mooy nation tey da nga ñëwaat Carvajal boo ko waxee Cheikh Anta boo ne Cheikh Anta nga xam ne moom ak Assane de ñoo bokk ndey ak baay constance bu doy waar nga xamante ne Cheikh Anta mu ngi koy def mais li ci gën a doy waar moom ki nga xamante ne mooy Kabir te li ñu ci wax dafa nekk lu doy waar ossature bopp bu rëy yàq ak kees gu baax da ngay gis ne moo feeñ ci xar yi mbay balaay nga xamante ne Soppa Xaadim mu ngi liggéey toujours ci benn yoon boo xamante ne ñu ngi ko teg te duñ ci tegeeku benn yoon di améliorer macha allah. xoolal ma Mignon Pape Ousmane borom collier bu zone boobu Mignon lañ ko tuddee xoolal ma critère xar bi doomu Kabir la. macha allah nga xamante ne Soppa Xaadim noonu lay def di doxal. Ousmane lan lay bëgg bopp réew. waaw am na fi. l'hospitalité am na fi. exemple Baye am na fi. ñoom am na fi. xoolal. macha allah mu ngi noonu. jibi tey képp koo xamante ne bëgg na leen jot numéro commercial bi lan lay def. numéro commercial bi mu ngi ci 965 77 965 32 32 77 965 32 32 léegi bëggoon a ñëwaat ci ñaari femelles yi nga xam ne tey ñooy doomu Kabir yi bergerie BSK nekk na bergerie boo xam ne nii lu waaye bëgg rek ci critère xar am na fi bu dee rafet am na fi bu dee maturation am na fi bu dee bopp damm am na fi bu dee wet am na fi bu dee hauteur am na fi ne nii loolu ñu laaj ci critère xar rek mën leen ko génneel xar bu am doole am na fi xar bu njool ba am femelle bu am 110 am na fi femelle bu am wet 160 am na fi vraiment lépp am na ci critères yëpp femelle bi parce que boo xoolee femelle bi nga xam ne moo yor collier jaune bi bëri na ci bergerie yooyu dugg pour nga gis femelle bu mel nii yombul. dëgg la. vraiment nga xam ne kii dafa dipp turam muy Mignon. xam nga liggéey ci consolidation dafa baax parce que xar yi dañ leen a tëgg ci tëggin bi nga xam ne ni ko Pape Ousmane di waxee ci tëggin ba la dañ leen a tëgg bu yàgg. dañ leen a tëgg ci tëgg bu yàgg parce que kii lim fi boole ci ay xeetu xar. lii rek la mën a indi. parce que boo xoolee macha allah waaw. waaw béy xoolal bopp xar bi ak corne yi. xam nga lii gën naa ko gis ci jamono yu yàgg ya. waaw ça veut dire que corne yi boo xoolee corne yi corne jay naa la indi.
kornu Jayna boo mosee gis Jayna kornu Jayna fini la indi nga xool esthétique bi kii dafa am ci Saalum bi ba doy sëkk. nga xool karaw gi karawu yaram bi karaw gi nu mu gàttee nga xam ne kii dañ ko liggéey ci liggéey bu doy waar. xeetu xar yi buñ la julelee maal sa xol day sedd guy buñ la julelee femelle sa xol day sedd guy. macha allah non mais xoolal LCS bi xoolal biir bi macha allah parce que kii xar bi xottu biir bi mun na duy lu bëree bëri. maal boo ko jox mun na ko dékku parce que kii dañ ko liggéey ci liggéey bu yéeme liggéey bu doy waar macha allah nekk na xar bu yéeme te puis am na fàllere bi yaatu na macha allah. kon ndànk mu ngi noonu xar baa ngay wongo Pape Ousmane. nga xool leen ñu nekk lu doy waar. lu extraordinaire. vraiment nga xamante ne Sopp Xaadim mu ngi nii. ñu nga ca dawal ga. nii la koy wëree Mbaye Balaye. bergerie Sopp Xaadim Pape Ousmane. xar yu extraordinaire. nga xoolal ma xar bi Pape Ousmane. macha allah mu ngi noonu. mu ngay défilé. waaw vraiment da ci am solo. daf cee rafet lool. ñu mën a xool xar yi toujours. voilà macha allah. xoolal ma xar bi Pape Ousmane. waaw vraiment wax ngeen ci lépp li ci des rek mooy vraiment waaw ñu si des rek xool mais daal macha allah macha allah macha allah. beneen baa ngay ñëw macha allah doomu Kabir la mu nga noonu di tëb di dugg ci box bi ginnaaw bu mu défilé ba pare xar baa ngi noonu ànd ak ay critères am en tout cas. di nuyu bu baax a baax aussi waa bergerie Sopp Xaadim di wax ni rek macha allah xar yi fi génn moom bu dee xar bu rafet la. xar bu am ay mensuration la parce que élevage ñaar yooyu la c'est des mensurations ou de la beauté te macha allah yàlla may na leen ko ba mu doy sëkk te sedd nañu xol tey boo xoolee li ñuy wut ci Saloum da nga koy fekk ci ñoom macha allah muy beauté bu extraordinaire esthétique une grosse tête grosseur u tête bi longueur cou LCS macha allah yëpp dañuy daje bu baax ci xar yi élevage nangu na ko te wane nañ ci seen preuve bay macha allah comme ni ko sëñ Abo waxee noonu la femelle yi ñëwee laa ilaha illallah lii kenn xamul lan la man damaa tiit damaa jommi xoolal ma femelle yi Pape Ousmane. macha allah macha allah nga xamante ne toujours ci ñokket xar bu rafet bu am doole bu am ku am ossature Mbaye Balaye te tëggin ba la. Pape Ousmane ci tëggin bi lay doon waaye man tey jii dama bilimaane man dina Pape Ousmane lii lan la xoolal ma balaise bi. bu doy waar nga xamante ne melokaanu xar nag nii lay mel Mbaye Balaye. en tout cas élevage audiovisuel tey jommi nan ndax gis nan ay sujet de qualité. moo tax tey heure boo dee wax Roi Bachir sa xel dana yéemu ndax nga xamante ne ñooñu boo leen waxee nag da ngay remonté ca Jayna moomu la nga xamante ne biram njéeme boobu da nga koy am mooy waral xar yi melokaan bi ñu am bopp bu rëy bi yàq bi TP bi macha allah nga xamante ne nag yor nañ bind femelle Mbaye Balaye. yor nañ ay bind femelle tey jii boo leen gisee tey duñu ay mag ay xale yu ndaw lan bu ci génn rek nga yaakaar ni tey jii porté na 3 wala 4 te nakatu yow Pape Ousmane ay xale yu ndaw a ndaw lan. kaanu femelle mag nga nii lañ ko daan tànnee. fàlle la ci day baax. waaw waaw. mais bu ko day sànni bopp bi 10 macha allah. ndeysaan. na ko Cheikh Ndongo di waxee massif mu nekk lu doy waar ndax heure bu coup bi dégagé day am faveur nag ca machine ba Mbaye Balaye. Pape Ousmane comme ni nga ko waxee mag ñi noonu lañ ko daan tànnee corne yi day sànni tey bàgg bi day dégagé dafay balees waaye ñokket gi ñàkkuñu ko ndax am nañ auteur bu extraordinaire. ndax Kabir moom mooy def lii macha allah nekk xar bu extraordinaire macha allah. 965 32 32 77 965 32 32 ngeen agsi ci bergerie Sopp Xaadim Mbaye Balaye. 77 965 32 32 boo ko wootee di nga jot waa bergerie Sopp Xaadim ñu ngi fii ci kaas ba pakku naajo wala pakku soble ci marché Gueule Tapée. balaa ñu ñëw ci Serif Laay bu wax de pédigré xar bii ñu njëkk a jot collier vert moom fan la bokk Chérif. waaw Pape Ousmane kii mooy madame Ndaw nekk fixé Cencimayen doomu Waalo Mbuy la woon yaa ngi nekk doomu Assane 2 donc dañoo jël ñaari doom gan la ci kii. waaw mu juddoo woon si Fadilou Keita jokk Siri Diahité joxaan ñu ko donc avis de double transfert la woon ñoom ñaar ñoo àndoon ñuy ñëw. ñoom ñaar ñoo ànd ñëw. waaw donc. mais foog ñu wax ñu bergerie Sopp Xaadim lan lañ nar ci élevage bi. waaw ñu nekk ay femelle espoir kii bi mu ñëw dafa àndawaale woon ay femelle espoir nañ benn porté nañ am. benn porté. waaw ñoom ñaar ñëpp. li may wax ak benn porté la xar yi am. beneen bi fan la bokk. beneen bi mooy Diriyanke nekk doom si Boy Gole yaa ngi nekk doomu 77. 77 ban. Zalatan.
parce que boo xoolee dañoo jël kenn bugul bu mag boo xoolee xar bi ñu xam kenn bugul bu mag boo demoon kër Pamasu moo ne xar bi nga xam ne ni gudd ba pare genn gi di laal suuf moo jur Daam moo jur Mariama moo jur Fadam Mbodj ak Kinde Mbodj ñuy ay seex léegi Mariama moom lañ jël kenn bugul boobu lañ jël teg ko ci macha allah mu jur Mariama ñu jël kenn bugul teg ko ci macha allah aw encore mu jur Awa Mbodj Awa Mbodj lañ jël teg ko ci paa bi di doomu kenn bugul ak macha allah mu jur ñaari guy lañ jël teg ko ci chef d'état mu jur Waalo Mbodj moom lañ jël teg ko ci benn doomu ndekete yoo boo xam ne dañ ko tegoon ci Assane 2 mu jur benn femelle boobu lañ jël teg ko ci Waalo Mbodj mu jur Cenc Mayen léegi kii ñaari doomu Cenc Mayen ñoo ko jur macha allah Fadilou Keita fa jëloon ñaari doomu Cenc Mayen bu góor ak bu jigéen ñoo jur kii nga xam ne kii consanguin la moo tax ma leen fii produit boo bëgg rek am na BSK parce que ñun suñu produit favori mooy femelle bopp bu rëy falare bu yaatu léegi ñaar ñi mâle boo leen croisé rek day dem te une portée la ñoom ñaar ñëpp beneen bi doomu booy Galaya la yaay ji nekk doomu 77 Zalatan yaay 77 dafa amoon problème mu mâle tëb ko mâle bu ko tëb day du jàpp day def parce que du mënuñu ko woon pénétrer ndax njool si lañ jël yóbbu ko ci Zalatan période boobu Zalatan mu sutoon ci xar yi si la jur Nina lañ jël teg ko ci Zalatan mu jur 77 doomu 77 bu jigéen lañ jël teg ko ci Boy Galaya mu jur Dirianke mi nga xool xar bi importé la gudd na rëy na bopp bi rëy na falare bi yaatu na. na ci moom à travers ay sëtam toujours rek même phénotype bi dañ koy yore LCS TP macha allah nga xam ne liggéey bu doy rawatina Zalatan moomu le boo ko waxee rek sa xel dana dem ci 77 moomu le nga xamante ne bu rombee bokk ci jeune bi Mbaye Balaye da ngay gis ne ay xar yu doy waar ay xar yu extraordinaire moom lay def fii. xar yi dinañ tourné nag ngeen xool leen macha allah dina défilé ànd ak moom xool leen. Bergerie Soppa Khadim noonu lay doxee aywa macha allah Mbaye Balaye Ousmane Mbaye Balaye xoolal xarit bi macha allah mu ngi noonu xoolal ma wetu xar bi Mbaye Balaye xoolal ma wetu xar bi lu koy waar lu extraordinaire am solo Mbaye Balaye lu Jibi Ndiaye wax parce que toujours bu ñuy recruter ay femelles dinañ bàyyi xel falare gi ak coup bi dégagé bi ak kees gi Mbaye Balaye Pape Ousmane maa ngi tuut di jégalu mais dama gis xar bi xar bi neex na ma lool Mbaye Balaye xoolal xar bi excès bi noonu loos bi dafa tànceeku lool mais dafa am lu ma seetlu lu ma neex ci xar mooy tusi xoolal tusi xoolal dafa am solo ay tus xoolal tus non loolu la neex ci tusi xoolal du am problème non Bergerie Soppa Khadim Pape Ousmane ñu nga ca élite ba ñu ngi ci tey qualité ci la ñuy dox ndax tey jii dañoo set bëgg lu set macha allah xoolal ma xar bi macha allah tey xoolal ma finité bu xar bi Pape Ousmane gis naa ko nag Mbaye Balaye ndax tey kii da ngay gis ne vraiment xar bu am ay maturation la macha allah wante dafa am lumière da ngay gis autour bi coup bi lépp da nga koy gis mais da ngay gis ne daal xar bi foog ñu càmbar ko Mbaye Balaye foog ñu càmbar ko li ma ci gën a neex tey jii xamaguñu capital génétique bi waaye phénétique am daf ma doy jëmmam daf ma doy ndax tey jii boo ko xoolee ci auteur gi ci LCS bi bàgg bu sànneeku tey Pape Ousmane kii bu amee capital génétique bu baax dafay toj. Mbaye Balaye nag dégg na sëñ Abo Mbacke Madina day naan xar lu newul ci moom boo ko gisee jàkk phénotype ba am na lu koy commandé mooy deret boobu la ñun nag dañ ne ko deret ji mooy commandé ndax jeunes yi da ngay gis ne toujours rek ñoom ñooy fés moom ngay gis macha allah mooy li làqu wante nag heure bu juree di nga xam ne jeune boobu moo wax tey ñu gis ne vraiment Soppa Khadim tey añal Mbaye Balaye wala espoir bu doy waar moom la ñu aline ñi macha allah pour ñu mën a xam vraiment fi mu bokk. am tudd Saka Dior waaw Saka Dior nekk doomu la sukaabe ak doomu boy naar bu jigéen waaw donc waaw doomu boy naar bu jigéen boobu moo jur Lisa meilleure femelle Sénégal 2017 doomu boy naar bu jigéen boobu moo jur sant yàlla meilleur fils de roi Bachir avec 117 performances doomu boy naar boobu moo jur yaay albaraka mais Serigne loo koy côté. mal la plus beau da ngay xool Lisa ca añalam xool xar bi te kii ak mën fukki Lisa xoolal xar bi xool Lisa man waaw salaamaaleykum encore une fois lu ma ñëw lu dul directement ci Lat Sukaabe tey bu juree Saka Dior ak
doomu Boy Naar macha allah da ngay gis que ni élevage moo ciy gis boppam parce que Sakadior dem na kër Serigne Lamine liggéey fa liggéey bu mucc ayib ci liggéey boobu sax su ma jumul ci la bii rogalaatee ba agsi fii donc lat moom yaakaar naa ni toog di ci waxtaanaat guddal wax la rek mais macha allah xam naa ni añel bii doy na añel te mat na sëkk macha allah li mu doon ci hauteur ci LCS ci esthétique te macha allah ñebbe bi ñu ngi koy jiiñ ku nekk mais ñebbe bi moom ku xam lat xam ne moo koy def ci kër. mais tëggin bi xar bi niñ ko tëggee Mbaye Balaye dafa nekk lu doy waar ndaxte côté yaayam tey ñëwal na la fa Mbaye Balaye nga xamante ne toujours rek Serigne Lamine mu ngi ci liggéey bu wóor wante toujours bergerie Soppa Khadim xam na li muy recruter par rapport ak base de femelle bi fi nekk mais par rapport ak mâle yi nga xamante ne ñoom ñu ngi ko téye di ko liggéey nga xamante ne toujours ñu ngi amélioré macha allah toujours di jubbanti di yokk macha allah des fois ñu toj am lu ñu dugal nga xamante ne toujours élevage noonu la. en tout cas toujours élevage noonu la li ma ci gën a neex daam biñ ci tudd. daam boobu nag Mbaye Balaye boo ko waxee di nga xam ne yaay ji nga xamante ne daam boo ko waxee rek sa xel dina dem ci Washington. macha allah nekk xar bu doy waar ndax day da ngay gis ne ñoo bokk seen yaay doomu Biram Njéeme la bi nekkoon Serigne Lamine Diop nekk maam ci ki nga xamante ne mooy jackpot nekk maam ci ki nga xamante ne mooy Boy Nayel kon nga xamante ne macha allah ñoom seen recrue toujours ñu ngi koy teg parce que li ma la wax rek Mbaye Balaye ci kanam bu Khadim Mali yi génnee di nga gis ne ñoom toujours ñu ngi toog di concerté wu toujours ñu ngi toog di xalaat naka la ñuy améliorer naka la ñuy recruter pour mën a bokk ci tendance yi bokk ci dawal bu dee mensuration tam da ngay gis mensuration ba jéegi day parce que kii elle a une portée 17 mois la am xat bi te li ngeen fi wax yëpp ci critère daanaka du ma nekk fi sax di répété ñoom dañoo min podium parce que daam bu muy ñëw Saladam 2018 Mali ëppoon nañ plus de 40 mâles mu ñëw classé 6e ci ginnaaw Galactique Ran assurance Pape Ndaw All Black moom mu ñëw jël 6e comprendre foire bu métti ko kii fi mu jógee di remercier Sëñ Lamine Diop ñun amuñu frontière ci élevage bergerie itam amuñu fa frontière ñun nañ gis li ñu soxla rek ñun dañ koy dem jël loolu mooy feeñ fii loolu moo fi feeñ Mbaye Balaye vraiment Sëñ Lamine Diop nekkoon nekk doyen boo xam ne liggéey na ci élevage bi waaw moo yoroon Biram Njéeme boo demee këram day gis xar yu rëy rafet am maturation mais de ce fait kii 17 mois la am li ñu lay wax rek ñun femelle taamu nañ ci bopp bu rëy fàllare bu yaatu ba pare maturation yëpp 2e la kii da ko am ba mu doy oh mu ngay wongo xar baa ngay dem ma ngay def yëfi càkkaaba tournel ak moom mu jàkkaarloog tey jii ak téléspectateurs yi ñu xool ko bergerie Soppa Khadim la ne femelle baa ngi noonu bokk ci ay capital génétique bu wóor a wóor tey jii na tourné jàkkaarloog maas nu mu ngi noonu may leen ko loxo mu dem tourné waatal mu dem dugg ci biir boxam femelle ba ñëw na ànd na ak doomam femelle baa ngi nii taxaw oh xoolal ma xar bi xoolal ma xar bi lu yéeme ndeysaan xoolal ma xar bi Pape Ousmane tey jii dafa ànd ak doomam xar bi dafa ànd ak doomam ñëw taxaw ci sunu kanam ma ne la Mbaye Balaye toujours ñoom lañ lay wax Jibi Ndiaye nee na la waaw saa bu ñuy jënd dinañ préféré xar bu am doole fàllari gi ak ku bi day dégagé Mbaye Balaye Pape Ousmane xoolal ma xar bi loolu boo ko xasee ba am pour améliorer day yomb Mbaye Balaye xoolal ma ñokketu doom ji boo bëggee dégg nga xamante ne Soppa Khadim ma nga ca liggéey ba Mbaye Balaye ma nga ca dawal ga ndax boo gisee femelle bi taxaw Pape Ousmane phénotype bi mu la wan critère bi mu la wan nga xam ni tey jii mal bi ñu ko booleel dafay def résultat moo tax it xoolal doom ji Pape Ousmane macha allah nga xamante ne dafa nekk lu am solo di liggéey ci qualité di améliorer di def taxaw seetlu wante la ca ginnaaw Mbaye Balaye macha allah lay doon waaye tey jii femelle bi bu ñu gaaw ta dem dina ma rey ndax tey jii ci critères yi mu wane phénotype bi mu wane xoolal ma doom ji muy boot Pape Ousmane macha allah. Jibi Ndiaye faw nga ñëw jege nit ñi ndax lii nga xamante ne yéen a koy liggéey teg ko fu leer ci xam-xam mu nekk lu extraordinaire. waaw kii mooy Milka nekk doom si Mbaye bu Assane 2 Mbaye bu Assane 2 nekk doomu Xelkom ak Marie Madeleine moo nekkoon si Maïbra Diagne nekk l'une des meilleures filles de Abdou Fall. Xelkom xalaas. waaw Xelkom xalaas. Marie Madeleine moo jur yaayam. moo jur papaam. waaw. donc moom yaayam aussi nekk doomu Karim nekk doomu nation Karim dafa tëb doomu cuusa bu jigéen boo xamante ne si transfertu nation la ko Amdi Diop joxoon Moussa Yade waaw léegi Moussa Yade jël ko teg kii asafurla Amdi Diop jël ko
tekka si nation mu jur femelle benn femelle léegi femelle boobu noonu mooy yaayam. doy waar coup bi dafa doy waar mais ñokket bi danga koy am ci moom ay wa de défilé bu ngi noonu macha Allah yaa macha Allah en tout cas petit bi lañ doon wax na ko du oto rek di leen ko wax mais balaay waaye président dina toj élevage bi président bu amee 125 122 123 124 tout leen def lu élevage autorisé ñoo ko wax président dina def lu yéeme ci élevage wala na ko mbay balaay ndax da ngay gis doomu kabir yi ñoo fi nekk ba Ousmane koy jënd bagage dañ lay wan échantillon kérosène macha Allah mu ngi noonu nga xamante ne ñu ngi leen di évaluer Ousmane femelle yi base de femelle bi sama xel dal na robe blanche bi boo ko xoolee mbégte nga ci am mbay balaay base de femelle bi sama xel dal na ma ne toujours boo leen xoolee ñokket bi LCS bi day feeñ ci ñoom base de femelle bi sama xel daf cee dal xar day rafet mbay balaay am ay mensuration am capital génétique waaw c'est très normal ndax élevage bi day naaw doxul macha Allah nga xamante ne lim ñaar nga xam ne heure boo ko doom ju baax donc te am nañ ay maali baax waaye dañoo am base de femelle bu wóor a wóor wante heure boo ko amélioré wul heure boo ko fixé wul da nga koy ñàkk ndax léeg-léeg nit ki dina jël xar bu baax numéro commercial bee ngi noonu 77 965 32 32 77 965 32 32 lii ñu leen di wan maanaam weddi gis bokk ci ndax ci qualité ci la ñuy dox ci lu baax ci ay xar yu am ay maturation ci ñaari xar yi ay yaay ak doom leen léegi bii nii mooy Bridel bii mooy Nova donc yaakaar naa ne bu ñu jiitu si yaay ji est-ce que du gën a lii. yaay ak doom la. waaw yaay ak doom. yaay ji fan la bokk. waaw BSK dañuy wax di naan une amélioration continue. parce que ñoom ñaar ñi soo leen xoolee doom ji moo mën yaay ji fuuf. waaw. day ju baax bu ñu doom ju baax bu ñu kenn rey. day ju baax. alors ñëwal ci pédigré bi ñu xool. Chérif pédigré bi moom la ñu soxla. waaw première femelle bi muy yaay ji moo nekk Bridel Bridel nekk doomu Carvajal yaay ji nekk doomu Lamp Fils direct. macha allah donc doomu Lamp Fils bu jigéen la Carvajal te suñu première mal mu jur ko moom mii nii. macha allah waaw donc moom lañ jël teyaat ko si beneen doomu Carvajal bu góor. mu jur kële doomu Carvajal boobu yaay ji doomu Magistrat la. Porokhane moo ko jur. donc Porokhane na ko jur dafa laalaale nation aussi. le Mawlid n'a pas mort Pape Ousmane. xam nga teewul tey jii doomam mu ngi nii sëtam mu ngi nii. parce que doomu Issa bu Bala Diagne. moom la nation mu jur femelle. ñu boole ko Magistrat. mu jur Porokhane ak Jéego. léegi jël Porokhane moom daanaka teel a jooy rek teel a daanu rek nañuy jooy si moom. tey ju baax bu jur doom ju baax bu jur kenn rey. qualité dafa am solo ci sa bergerie te am na loo xamante ne dafa bàyyi ay jeexit ndax noonu la càmm gi di doxee actuellement nag moo tax di def taxaw seetlu dafa am solo. mais Pape Ousmane Nova mi bu ko ndokumaan tëbee looy gis. waaw mais foofu c'est très normal foofu la war a dugg sax ndax tey moom booy xool nañ ko fixé ak nañ ko tëggee ci njool gudd la c'est très normal que ndukumaan jaar fa bàyyi fa kees gi TP bi ossature ba LCS bi ñëw mais ñokket bi tamit dañ fay dajawaat ndax kii dañ ko consolider ci giiru njool gudd mbay balaay. dañ ko yeew ci giiru njool gudd en tout cas nañ leen bàyyi ñu dem dugg ci biir box yi ñu daal di avancer ci am na doole am na wet. wala kees ga mbartal ma def ko góor bu ya dégagé na. bu porte na Lamp Fils maamam la en tout cas bu nga kérosène traversé Pape Ousmane lay gis. waaw même kérosène moo ko war a traversé. boobu kérosène pour tëggat beneen melokaan bi. élevage autorisé li tax ñu neex ba tey du ñu ñëw rek dañ lay defal ay couragement tey jox la ay conseil nga dem ca daal di xoolal ma noonu. macha allah ma nga ca kaw. xoolal ma noonu ma nga lu extraordinaire. macha allah. noo gisee ndukumaan Pape Ousmane. xar ba ñëw na. Chérif Mbodj noo gisee ndukumaan. xoolal ma bopp xar bi. cinéma la boo bëggee dégg-dégg. xoolal ma xar bi. heure buñ ko waxee ne ngeen ko bàyyi xel. Pape Ousmane xoolal ma bopp ndukumaan. xoolal ma año bi. képp ku ko kii na nga ko bàyyi xel képp koo xamante ne jàkkaarloo yow bés. ngeen toog ba jëm. Pape Ousmane ndax ale boo gis am na retour. en tout cas donnu nay maamam donnu na baayam. mais balaa ale boo gis am na retour. oh
Pape Ousmane gis naa xar. képp ku mu raayantaloon jàppal na bés di nga ñëw di nga. Pape Ousmane xoolal ma bopp xar bi. xar la boo xamante ne nuñ ko bindee dafa extraordinaire. xoolal ma TP bi. xar la boo xamante ne melokaanam dafa doy waar. Ndoukoumane ñëw na. Ndoukoumane ñëw na Pape Ousmane. mais balaay nga xamante ne xar la boo xamante ne macha allah dafa wér. xar la boo xamante ne macha allah li ñu sopp ci moom pour mu koy transmettre ci xar yi dafa wér ndax fàll rek da nga koy gis macha allah giiru doole giiru ossature giiru TP mais bopp bi dafa baax mandarga yi nga xamante ne ñëpp moom lañ daan tànnee xar ci bopp bu rëy ci ossature mbay balaay xar la boo xamante ne day taxaw pëjam te gars yi nañ ko bàyyi xel mbay balaay. naka gars yi bàyyi xel day taxaw pëjam li ma gën a neex ci moom dafa boole doole LCS te gàttul xar baa nga ca kaw Pape Ousmane. mbay balaay képp koo xamante ne mës na taxawoo yow pëjam retour dina am di ngeen taxawaat te boobu équilibre mooy gagné mu nekk xar bu équilibré mbay balaay. nekk doom si oncle Ben ak Mélodie oncle Ben dañoo jël doomu César bu jigéen ah boole ka Ablaye Niang donc ñaari doomu César nañ boole. situation ngi doon. waaw ñaari doomu César lañu boole. waaw mu jur femelle. foofu doy na demal. léegi ñu jël femelle boobu teg ko si excellence nekk doomu Forman l'un des meilleurs fils de Forman. macha allah classé woon meilleur jeune mâle FIARA 2018. waaw ak seexam donc kooku mun nañu jël teg ko si doomu Ablaye Niang boobu. mu jur oncle Ben. ñu jël oncle Ben moomu teg ko si Mélodie nekk doomu Rayane. yaayam nekk surtout Assane 2 ak macha allah Papi Dieye. Constance ngi doon. Rayane nekk doomu Assane 2 ak Dieyna. mi ngi doon gis nga. non xoolal Assane 2 jag na. sama bët yaa ngi jooy. mais du doy waar. Pape Ousmane la mort il n'est pas mort. pédigré bi dafa doy waar mbay balaay. Forman deewul Pape Ousmane Forman dekki na. kon excellence bi nga xamante ne yaayam. Forman ci nga xamante ne Pape Ousmane xoolal ma xar bi critère Forman. mbay balaay li ci gën a doy waar kii dafa am Forman plus mbay balaay. Forman liñ doon jooy ci moom muy LCS. bu fàtte ne Assane 2 bi consangué la ci moo tax bu fecc moom mbay balaay. Forman njooloon na amoon na doole waaye wet ga desoon na. wante ki nga xamante ne mbay balaay mooy maamam di excellence yaayam ca waa kër session la bokk. jibi xar bi ñaata mois la am. mbay balaay xar bi 14 mois la am. 14 mois la am. xar bi 14 mois la am muy judd le 10 octobre. léegi xar bi bu sànq maa ngi dégg si wax nga naan ma Forman bu ñu yokk wet la. mais Forman bu ñu yokk wet kan moo ko indi ci càmm ji du Dieyna Assane 2. te moom ñaari yoon la am Assane 2. dañoo jël jannatu. teg ko ci Assane 2. mu jur Rayane. Rayane boobu lañ jël. am na benn doomu ndekete yoo bu Fadul Keita yoroon. jur na 3 fois ak Assane 2. taawam. ci Jabel Touré la nekkoon bi topp ci moom ci Pamasu amoon na fënal bu rëy cuul doomu Assane 2 bi bokkal ndey ak baay boo xam ne mënu ko say macha moom la Jabel Touré yoroon. Jabel Touré voilà Jabel Touré yoroon doomu Assane 2 boo xam ne yaayam doomu ndekete loolu. mu jël ko teg ko ci benn doom macha allah Papi Dieye mu jur benn fënal boobu la jël teg ko ci Rayane mu jur Mélodie am 2 fois kon Assane 2 côté yaayam Assane 2 Rayane côté Rayane Assane 2 encore. ñu jël ko teg ko ci Forman nga xool kii copier-coller Forman bu am wet la. bu am wet la. voilà 14 mois la am gars yi ne dañuy laam-laame ne xar bi ëpp na lool lu ne dañ koy dégg nag mais vraiment le 10 octobre la jël xar bi dafa am carnet sax juddu carnet juddu sax da ko am vraiment. en tout cas lu ne fàng kenn du ko jeex tey jii xar bi nañu ko bàyyi xel lu tax ñu nan ko bàyyi xel ci ni ñu ko tëggee la. en tout cas jàngi leen ngeen bañ ku ci jàngiwul couragement sa élevage yaboo nga bàyyi yar xar tey jii li maamam manqué woon ci ni ñu ko tëggee moom la am ndax lan koo sàngee gi Pape Ousmane di wax ci tëggin ci LCS bi Assane 2 bi ñaari yoon looloo ko may mu am lu maamam amuloon Forman. kii duggagul de. waaye mais balaa bi mu duggagul. kii duggagul. foog mu def lay waar ci bergerie Soppa Khadim. bergerie Soppa Khadim ne da ngay yor mais balaay. Dukumaana ngay def lu ko neex xëy mais balaay. tàccul leen ma Dukumaana lu extraordinaire. waay macha allah yéen ñoo jëndee xoolal macha allah ñu ngi ko def boobu da ko yam. xoolal Por la mañana. en tout cas mu ngi ànd ak i doomam. mais balaay lu doy waar. njëmbat a ngi ànd ak i doomam. dégg noonu mu ngi ci forme bu extraordinaire. xaru askan wi njëmbat ñëw na. balaay xoolal la muy boot bu nekk lu yéeme mbay balaay. xoolal ma ay seex lay boot góor ak jigéen. wante Constance noo ko jox mu génnal la. Pape Ousmane xoolal ma xaru askan wi. noonu mbay balaay. njëmbat a ngi. waaye njëmbat. extraordinaire. lu doy waar. toujours bergerie Khadim ma ngay dawal mbay balaay. bergerie Soppa Khadim ma nga ca dawal ga ndax. dafa doy waar ndax tey njëmbat
bëgg a jege jàppal na yow xar bu góor bee yaa am sens. ndeysaan ndax macha allah. macha allah xaru askan wi la bergerie Sopp Xaadim kase moomu ñu ko ñëmbat la tudd tey jii nekk ci bergerie Sopp Xaadim def ay seex góor ak jigéen xoolal ma bu góor bi ci constance bi ci esthétique bi ci phénétique bi jeune mâle bi am Pape Ousmane. cinéma la moom dafa xaw a nuróom ndikumaan mais faw ñu laajte njëmbat duñ ko présenté ket ñëpp xam nañ ko mais dañuy naan doom yii muy boot. kan moo ko jur Mbaye Balaye lépp ñaar. Ousmane nga nekk ci bu góor bi Serif Laay kan moo jur doomi njëmbat yi. waaw Mbaye Balaye doomu njëmbat yi kii mooy seen papa Lebo. waaw Lebo mooy seen papa. Lebo nekk doomu Aminata Mbengue Ndiaye. Aminata Mbengue Ndiaye nekk meilleure femelle espoir Saladam 2016 nekk doomu nation Aïcha. te ñoom ñëpp soo xoolee provenir si podium bi. macha allah donc ñu jël Aminata Mbengue Ndiaye boole ko ak Grand Rane. vice champion mal Saladam 2018. mu jur Lebo léegi ñu jël Lebo tekk si njëmbat mu jur seexi. macha allah macha allah. Pape Ousmane dama bëggoon am lu ma bëggoon laaj. ñëmbët bu leen ko jox maal bi dee parce que am na maal yoo xam ne du ko tëb de chaleur am na maal yoo xam ne du ko fóon xar bi xool xar bi ndax am na chaleur am na xar yoo xam ne mënuñu ko fóon attention. macha allah. trois bi may troisième porté c'est yii nii parce que Lebo tëm na ko 2 fois deuxième porté bi Lebo moo ko jur mais malheureusement dafa daanu tellement ni mu meloon ni mu garaawee woon xam naa ne su survivre woon moom. macha allah jamono ji kenn waxatu ko. mais gisoo kii nu mu mel. kii nu mu mel Pape Ousmane ay record na nga la téye. dañ ko kosal ci biir ba dañ ko ci yee ba mu dëgër. ah daj dëpp ba. tey li ma gën a neex ci xar bi njëmbat dafa andi la mu am tey foog ñu jàmbar foog ñu càmbar tey seex yi. seex yi foog ñu càmbar leen. boo xoolee kële daf lay wan critère Lebo muy ceebu jën ñokket gi Lebo am daf ko wane muy bu jigéen bi LCS bi Aminata Mbengue Ndiaye wane waaye bu góor bi dafa jël doole Grand Rane jël doole Linguère ji. kii est-ce que bu tëbee du jàpp Mbaye Balaye xoolal li xoolal foro xoolal foro bi. mais nag foog ñu laajte ñaata mois la am mais foro 2 ans la am xamal 3 ans. njëmbat na moon nan la njëmbat ànd ak njabootam mu ngi défilé demul foire waaye mu ngi défilé ci kër gi njëmbat bi mu demati foire xoolal ma doom ji Pape Ousmane xoolal ma doomi njëmbat ji ceebu jën a ngoog kooku mooy ceebu jën di doomu Lebo ak njëmbat njëmbat di doomu Roi Basir Lebo di doomu Grand Rane alors man toujours Sopp Xaadim noonu lay doxee. en tout cas. boo waxee Sopp Xaadim di nga xam ne 77 965. 32 30 77 965 32 32 macha allah. borom yel yaa ngi ñëw. macha allah. en tout cas. macha allah. maal bi ñëw na. le retour de Bataille plus. ah. déedéet. ndeysaan. mu mbett kenn. ndeysaan. ndeysaan. macha allah l'histoire vraiment nous donnera raison inchallah. nga xamante ne xar la boo xamante ne. vraiment mal la boo xamante ne. mooy kérosène Mbaye Balaye mooy dawal avion. kérosène mooy dawal avion Pape Ousmane mu ngi noonu taxaw na. Serif Mbodja nga koy raay xar baa ngay taxaw. 121 122. gis nañ échantillon sànq. par le cinéma échantillon bu doy waar. gis nañ doomam sànq. yoon gudd da koy def xar bu mu fekk dina la tas dina la yëkkati. xoolal ma ñokketu xar bi. c'est le retour de 120 121 122. xoolal ma LCS bi. 123 124 macha allah. xoolal ma bopp bu rëy bi. macha allah ci tëggin ba la. corne yi dégagé na. li ci set macha allah nga xam. parce que ñun bu ñu gisee macération ba pare dañuy dox ci pédigré te kii maanaam gisoo nu mu ndiroowee ak magistrat mais moo mën magistrat ci hauteur moo ko mën ci LCS moo ko mën aussi ci caisse
léegi kii ne dañoo jël benn femelle boo xam ne ni gànkal la tuddoon. gànkal Pa Mansour moo ko juddulu woon par la suite si la ko joxee abukan mu demoon di tëbu ci may sera léegi gànkal moom surtout Marie Pierre la ak Pathé Ndiaye maanaam dañoo jël benn Marie Pierre lañ jël teg ko ci Senghor mu jur benn femelle boobu lañ jël teg ko ci benn mâle boo xam ne ne abukan moo ko yoon di ci liggéey mu jur gànkal gànkal moom lañ jël teg ko Pa Mansour yoroon ko mu sutoon kër paa bi mu dem di tëbu ci Maïsra sutoon Galoya si la abukan bëgg récupérer femelle bi ci Pa Mansour léegi ba mu demee gànkal ba mu demee tëbu ci Bachir jur asukan moomu leen jël teg ko ci Maïsra mu jur abo leen jël teg ko ci aw Biko nekk doom ci Biko nekk doomu Hélène ak Albouri Hélène ak bébé Yacine ñoo bokk ndey ak baay Fesman mooy seen yaay Fesman di doomu ñaa ak Jeyna nekk mag ci Aïcha léegi nga gis capital génétique boobu léegi kii ni yaayam moo nàmp jox Kirène mu jur Boy Niang auteur ba ñooñu dañuy imposer auteur ba pare indi magistrat te magistrat mu fi jur xar yi fi gën a njool muy actuellement bâtonnier kon kii am na auteur 2 fois. xar bu extraordinaire. oh ma ngay dox. ma ngay wengo. ci tëggin ba la. bu Kirène dajee ñi nga xamante ne ñoom la dajaloon filaa ba. en tout cas bergerie Sopp Khadim Pape Ousmane ñu nga ca dawal ga ñun dañuy dem dugg ca biir xar ya waaye Pape Ousmane lii rafet na waay oh Pape Ousmane njëmbat dugg na ci seen diggante Pape Ousmane njëmbat dugg na ci seen diggante bergerie Sopp Khadim lu extraordinaire taayal lal xar bi raayal xar bi raayal xar bi oh raayal xar bi xar yu extraordinaire ndeysaan ana waa bergerie Sopp Khadim ana Ousmane sa yaram dafa war a daw ndax tey jii boo ñëwee ci bergerie Sopp Khadim nga jàkkaarloo Khadim Ndaw moom mi nga xam ne daf jee ëpp wax ji dafay nëbbatu dafay laaxatu waaye ma ngay raay kérosène Pape Ousmane waaye njëmbat dafa bëgg bàcc ndaw rakam la ko tuddee xaritam la ko tuddee. mbokk yi ñu xam ne tey lii la ñu ñëwoon fii nga xamante ne mooy bergerie Sopp Khadim tey nga gis staff bi ñëpp a ngi nii macha allah waa élevage audiovisuel ñoom ñu ngi nii mais nga gis ki nga xamante ne Sopp Khadim boo ko waxee sa xel bàcc ndaw et frère nga xamante ne vraiment def nañ fi liggéey bu mucc ayib ndax saa su nekk dinañu dugg ci bergerie yi di évaluer di xool mais tey toujours da ngay gis ne lépp loo xamante ne ñu ngi koy liggéey rek ñu ngi koy teg ci calcul à travers croisement yi à travers recrues yi mais naissance yi production yi da ngay gis ne vraiment ñoom lañ ci doon séntu ba boole ko macha allah tey moom la ñu gis vraiment nga gis Bédi Njoror Papa Thiam Chérif Laye Djibril macha allah ñoom ñëpp a ngi nii nga gis Mas Kokki Mbaye Balaye nga gis tamit ki nga xamante ne Xaasum Kan Mas a ngi ne la ci ginnaaw Chérif Mbodj sëñ Aba Mbacke Mariana Mbaye Balaye ana lan ngay dolli ci mbir mi. li may dolli ci mbir mi Pape Ousmane mbégte ak kontaan laa am ci mbir mi tey boo gisee nga xam ni staffu élevage audiovisuel ñoom ñëpp ñu ngi nii ak staffu kan ñaari staff yi bergerie Sopp Khadim ak staffu tey élevage audiovisuel Pape Ousmane ñu fekk fi ay sujet de qualité yoo xamante ni man dama naan tey lu waay yàgg sonn rek am ca njariñ waaye ku yàgg ci teen baak fekk la ca loo doonul taalibeem doo doon sëriñam bergerie bi tey Kër Mbay Fall la déparé ñëw Sacré-Cœur ñëw fii tey ci Pàkku Naajo ci kaas bi wala tey jii ci marché Gueule Tapée ay sujet de qualité man dama naan tey bergerie Sopp Khadim mu nga ca dawal ga tey ku fi ñëw di nga fi gis ay mâle di nga fi gis ay agnelle di nga ci gis ay femelle espoir ay femelle adulte te loolu mooy élevage njool gudd rëy doole la ñu gis si tey dara du leen ëmb fii ci bergerie Sopp Khadim élevage audiovisuel ak bergerie Sopp Khadim ca kaw ca kanam macha allah. bon li ma ci toll may balaay lu tuuti la parce que dama bëgg aussi ñu bàyyi xel ne ñun dañoo def émission fii fu ne la ñuy dem. mais des fois bergerie ba ñuy dem waa ji moo ñuy dimbali ci ay sujets yu baax tey man sama bërëngu yombul de sama bërëngu yombul donc day am solo donc sujets yi recrues yi dafay am solo lool parce que sama genre da ñuy dimbale seet kii chanrando ngor ko métta teta xaata ko watta xadi
ñu ngi leen di siyaar di leen bëggee bu baax di leen kontaanee voilà tey moom sama xol seet na trop parce que man dama bëgg xar bu am ay mastration bëgg kuy dox ci qualité te macha allah tey fii foo ñëwee bergerie Sopp Xaadim da ngay xam ne Xaasim Kan doo ma pes